En route vers les locales fii ci Baol Times TV di dalal le candidat à la mairie de Diourbel monsieur Mamadou Dioum Diomaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alex. Diomaye présenté wul brièvement kan mooy Diomaye Dioum. Mamadou Dioum donc à l'état civil ñu gën koo xam ci Diomaye donc Diourbel la dëkk fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee fii la jànge mais également actuellement fii lay exercer ay activités professionnelles am di un enseignant en tout cas d'EPS éducation physique sportive mais di continuer toujours aussi di jàngat mën nañ ko wooye un juriste parce que il continue toujours ses études à l'université Cheikh Anta Diop au niveau du département de droit public. nga doon candidat à la mairie de Diourbel ban coalition nga bokk ak lu la dugal ci nga bëgg a jël mairie Ndiarème. waaw maa ngi bokk ci coalition bu ñuy wax coalition gox yu bees coalition gox yu bees nag mën naa wax ni man membre fondateur laa ci parce que c'est une coalition dirigée par des jeunes partout au Sénégal ñu dajaloo nekkuñu ci benn bànqaas réclamé wuñu opposition réclamé wuñu pouvoir mais ay jeunes yu dëkk ci seen dëkk bëgg a changer dëkk ba moo tax ñoo ñu dajaloo donc créer coalition bu ñuy wax gox yu bees yàlla dogal ma nekk doomu Ndiarème mais nekk mandataire national de cette coalition. donc li tax ma bëgg a nekk également maire mooy ci dëkk bi lañ dëkk fii lañ juddoo dem nañ aussi nekk conseil municipal durant li ñu nekk conseil municipal muy fukki at ak ñaar nekkul lu ndaw donc ci fukk at ak ñaar yooyu noonu jàng nañ gis dëkk bi ni ñu koy doxalee donc doxalinu dëkk bi gis nañ ni d'abord bu fekkoon ni teg nañ ko ci yoon am na ay équipe yu liggéey je pense que dëkk bi mën naa changer loolu nag lañ gis ci ñaari mandat yi nga xam ne def nañ ko conseil municipal ñu gis ne en tout cas équipe yi fii nekk en tout cas liggéey bi ñu war a liggéey pour Diourbel soppeeku amu fi loolu nag moo ñu motiver en tant que jeune ñu jóg tàllal suñu loxo waa Ndiarème pour que buñ ñu joxee incha allah yéene yi ñu am dinañ ko mottali. yéene yi di ngeen ko mottali gis nañ ne ñu ngi ci campagne électorale candidat yi ngi yëngal di dugg fu nekk musique bi di jolli meeting yi yow da nga amul xaalis wala da ngaa ragal. aw ma xaalis ça je le dis très franchement. nit comme waa ne moo aw ma xaalis. mu ne aw ma xaalis bu may jox kenn. mais le minimum bi nga xam ne moom sama campagne laaj non maa ngi koy def j'ai un siège mi ngi fonctionnel yenn outil de communication yi nga xam ni candidat bi da ko war a am naa ko. ku soxla sama spécimen boo ma ko laajee ma jox la ko j'ai quelques affiches sama siège décoré naa ko ba ku fa romb xam ni fii foofu laa yem léeg-léeg li ci des moi je mise sur la proximité parce que du ma def lu ma munul du ma dugg ci lu ma munul parce que élection bi dafay jàll te damaa bëgg a toogaat ci dëkk bi yàlla may ma ndam laay ñaan mais bu ma yàlla mayul ndam dama bëgg toogaat ci dëkk bii bëgguma après ñu naan waaw da doon sob lu dugg ci loo xam ne attanu ko moo tax li ñu man la ñuy def te xam nañ aussi Diourbel mooy dëkk boo xamee ni boo fi indi woon ay milliards dinañ ko lekk ba mu jeex tàkk mais au finish résultat escompté ya nga doon xaar sax mën nga koo bañ a gis moo tax dimuñu dugg ci option wu di joxe xaar et puis la coalition gox yu bees ay esprit am mooy esprit de programme maanaam nu ñuy doxale ab dëkk la ñuy wax mais du ay joxe 5000 wala joxe 10 000 wala joxe dégg évidemment effectivement doole yi nag duñ tolloo ku ci nekk aussi ak niveau de responsabilité bi nga am ngay def sa bopp mais en tout cas le minimum bi ñu war a def ñu ngi koy def. ñu ngi ci terrain bi am nañ siège ku ñu fu bëgg a fekk ñu fa lii ñu am ci outil de communication ñu ngi koy joxe effectivement donc noonu la ñu ko jàppee daal moo fi nekkul mais xam-xam baa ngi fii yàgg nga ci commune bu Diourbel nekk conseiller noo gisee gestion mairie bi. mais c'est la catastrophe. comment. c'est la catastrophe parce que démb dama am lu ma naqari man démb dama am gàcce. Pourquoi ma am gàcce parce que dama gis le maire sortant gis naa sax ñu titré ne enfin tire son bilan. alors que nga def juróom-ñaari at ci dëkk ñu lay votel budget yooyu noonu ñu di ko xayma di ko génne nga toog ci kanamu Njaareem yépp defoo fa bilan lu dul lépp suñu ay la amee lan moo amee seen ay ñuy xaar ne yow budget yi ñu lay wotel nga naan yokku naa def naa tant de postes de santé def naa tant de salles de classe relevé naa plateau technique gu poste de santé yi tabax naa ay infrastructures sportives yu nit ñi mën a tàggate yaram defal naa salle théâtre de verdure boo xam ne sax digne de son nom yow waxoo leen dara lu dul nit ñi lépp suñu ay la amee lan moo amee seen ay mooy des programmes de l'État yoo xamee ni dañ ko dérouler fii léegi tey nga naan non entre État ak commune benn la oui mais ñun li ñu ko doon xaar mooy budget yi ñu ko doon woteel at par at mu wax lu mu ci def li ma ci gën a gàcceel aussi ay promesse yow on te demande un bilan nga ñuy defal promesse
naan am na xawma ay 20 am na ay route yu war a ñëw fii ak 2 mois am na ab oto bu war a ñëw oto boo xamee ni nee nañ xawma ci ñetti dëkk la am moo tax dama am gàcce dama rus parce que man j'attendais à ce que ñu brandir ma bilan bi. mais monsieur Dioum yéen yow si doon voté budget bi si nga bokk pourquoi amul suivi. non loolu dama lay dagg man musuma woote budget njaareem. loolu def. non lu ma doon def mooy parce que budget njaareem niñ ko doon wotee baaxul niñ ko doon xaymaa baaxul te xam naa ni lii nekkul luy jëm ci askan moo tax mosuma ko wootee ba bërki démb rek bi ñuy wote budget bu mujj bii wotewu ma ko man du ma wote maanaam budget yi ma fi gis ñu di ko tëgg ni ñu koy tëggee du ma ko wote parce que budget dafa am nu ñu koy tëggee Alex et dafay am solo ñu leeral ko askan bi leeral ñu ko. budget dafa am ñetti xeetu méthode yoo xam ne ni moom lañ koy tëggee am na méthode bu ñuy wax la méthode triennale mooy lan mooy da ngay jël yow ñetti année yi nga xam ni moo weesu li nga doon am ci niveau de recouvrement maanaam li nga dajale ci ñetti at yi loolu la ñuy boole génne la moyenne supposons ñu jël ñetti at yu nekk ci ginnaaw ñu boole ko muy 1 milliard par exemple 500 millions 1 milliard 500 millions boo ko diviser par 3 500 millions la lay jox donc dañ lay wax ni la 500 millions nga war a déparé def ci une majoration man nga jógee par exemple 500 millions dem 600 millions donc loolu ba xeetu xayma budget la beneen xeetu xayma bi moom la ñuy woowee la méthode de la pénultième année lañ koy wooyee N-1 N+1. mathématique la garaaw na li ngay wax. N-1 N+1 mooy N-1 da ngay partir ci maanaam année bi nga jeetu li nga recouvrer en terme de recette mooy N-1. maintenant pour nga def N+1 foofu aussi am na un pourcentage booy appliquer pour am ne kat sama niveau de recette fii la war a toll mu am ce qu'on appelle la dernière méthode qu'on appelle la méthode directe nga xam ni da ngay jël rek noonu nga ko amee woon daaw rek planqué waat ko amul majoration amul dara. amul fii ci mairie bi. mairie bi xam nga ñu ñuy defee seen budget. dépense la ñuy njëkk a commencé. mairie bi mooy ñëw xool carburant soxla naa carburant ñu duyal ko carburant ba mu doy. am na ay nit yu ay politiciens yu ma wër di taxawaalu ci dëkk bi il faut ma wutal leen liggéey dugg masse salariale ba mu mat ak yeneen fourniture de bureau ba mu jot ba nga xam ne am nañ seen 1 milliard nangam ñu door a dem nag duñ ko évaluer dañuy dem rek jiima def rubrique bi ñëw chapitre 70 ñu am lu ñu fa dugal chapitre 71 am lu ñu fa dugal chapitre 73 ñu am lu ñu fa dugal ba mu tolloog lañ am ci ay dépenses ñu ne am nañ budget. askan bi torox. askan wi torox looloo tax man musuma wote budget njaareem ci sous le règne de Malick Fall moo tax man ñoom li muy wax engagé wuñu ma parce que dama wax ni man bilan bi baaxul te musuma engagé te damaa mas a xeex ni ñii li ñuy def baaxul kon tey su ma déggee ñuy wax bilan te Alex li nit ñi war a gëstu mooy li ñu war a poser la question bi ñu war a woo laaj Malick Fall te dinaa ko indi ay firnde ci yeneen i émission yoo xam ni damay indi ay documents yu wóor documents yooyu nag moom la ñuy tuddee le compte administratif de la commune compte administratif mooy lan mooy bu ñu exécuter budget bi ba pare maire bi day ñëwaat indi compte administratif ne xaalis bi ngeen ma joxe nii laa ko exécuter compte administratif yooyu boo ko xaymaa de 2014 à 2020 bi commune Ndiarème yàq nañ fi 5 milliards 500 millions. waxaatal ban. de 2014 à 2021 5 milliards 500 millions jóge na ci commune Diourbel. dugg fan. moom laay laaj moo tax bu ñu waxee naan suñu ay la am bu ñu waxee naan lépp suñu ay la amee oui lampadaire ci ayam la amee d'accord nañ Tata ci ayam la amee d'accord nañ. Promoville ci ayam la amee d'accord mais 5 milliards 500 millions yi dugg Diourbel fu mu dugal bu ñu ko dugal loolu duñ ko wax moom kon Diourbel waaye nañ def ndànk def attention bañ a topp mbumbaay mi bañ a topp je le dis haut et fort dama koy wax fii ñëpp di ko dégg Malick Fall du mooy développer Diourbel parce que jox nañ ko juróom-ñaari at nattal ko 5 milliards 500 millions mu pasaree ko. loolu leer na Diomaye conseil municipal nga mais itam frère monsieur le maire Malick Fall nga parce que yéen ñëpp doomu Ndiarème ngeen ndax li nga toog nii di wax daan nga toog ak moom yéen ñaar nit bu shawaree ñoo ko. je le dis en relation man nit ak nit sama grand la sama lépp la
ñoo bokk njaareem amuñu animosité. ci cadre liggéey mairie ci moom laa lay wax amuñu animosité. mais dama ni moom maa ko jiitu ci mairie bi. te dama lay jox benn anecdote boo xamee ni moom bi nga xamee ni moom falu na te installé guñ ko fekk man ma nekk toujours conseil municipal parce que ci biir conseil bi la ma fekk bi muy ñëw fekk équipe bi fi nekkoon di jiima tenter di jiima dugal ay contrat ci diggante période boobu nga xam ne daanaka équipe bu bees moo war a ñëw dégg na ni maa ngi fi doon mëne combat moom moo jël téléphone am woo ma ne ma wéy vraiment jeune frère dégg naa la combat bi ngay def dégg naa ko mais jàppal ni su ma ñëwee on va travailler ensemble mais ba mu ñëwee loolu mu doon wax gëmu ko parce que dëggalu ko mieux yaa ngi may wax naan ma ndax li nga war a conseiller téeméeri leetar ak juróom-ñett dama koy bind pour di ko wax non defal nii li ngay def nii baaxul musu koo liir su ma ñëwee conseil municipal damay wax parfois ñu teg ay affaire ma wax leen ne leen bu leen ko woote baaxul waru leen ko woote conforme ak loi bi duñ ma faale au finish autorité bi nga xam ni mooy approuvé buñ ko yóbboo document bi pour mu approuver ko da leen koy rejeter ne leen non baaxul ci la ñuy rendre compte ne pourtant ay la yoon waxoon la mais samay wax kontul parce que ñoom majorité mécanique la ñuy utiliser. ci gàttal Mamadou Dioum lan moo mën a doxal mairie Diourbel. non lan moo mën a doxal mairie Diourbel man am naa programme bu leer nañ boo xamee ni dama bëgg Diourbel waaye bàyyi mbumbaayu waaw dama bëgg Diourbel waaye bàyyi mbumbaayu coow ay affaire ngóor jigéen ak affaire pouvoir ak nañ ñëw discuter ci ay programme candidats yi fi nekk yan programme lañ am sur la base de cela ñu voté ci donc j'ai un programme de 3 priorités 3 axes sans projet 3 priorités 3 axes sans projet. Sans projet grave mooy la. Oui, c'est facile à démontrer. Les 3 axes, les 3 priorités. Première priorité bi moom la ñuy wax la gestion des compétences. Deuxième priorité la planification. Parce que boo gérer compétences yi da ngay planifier nag wax fan nga bëgg a jëm. Boo waxee fan nga bëgg a jëm troisième priorité mooy le financement de la vision maanaam xam-xam ñi ko war a liggéey taxaw nañ. gis-gis bi tracé nga ko ba pare maintenant nag comme bi koy liggéey il faut nga wax nan nga koy def loolu mooy les 3 priorités donc gestion des compétences planification financement de la vision après nga jóge ci loolu nag door a ñëw ci les 3 axes axe bi nga xamee ni ci laay njëkk a commencé mooy la gouvernance locale la gouvernance locale dafa am solo parce que dafa am lu bari loo xam ne dañ ko war a doxalaat ci dëkk maire bi ni muy doxee et dama ciy génne benn ci sama projet yi rek nekk ci biir gouvernance locale ñu koy wax e-gouvernance e-gouvernance mooy maanaam dañuy am na procédure administrative yu maire bépp dañ koy dématérialiser maanaam en l'espace de 24 heures li nga soxla da nga koy am rawatina état civil maanaam nit bu ko neexee dootul dem état civil di wut këyit. état civil Diomaye dinañ la woo spécialement pour loolu balaa. dootul ñëw di wax donc boobu mooy premier axe bi. donc dama cee seppi rek benn projet bu ñuy tuddee e-gouvernance nga xam ne luy état civil ak autorisation de construire boo koy wut léegi ci ay application nga koy jaare deuxième axe bi mooy li ñuy wax ce qu'on appelle cadre de vie amélioré maanaam tëggaat dëkk boo xam ne ni dafay tegu ci yoon. tegaat dëkk boo xam ne dafay tegu ci yoon lenn lu ci nekk fa mu war a nekk lay nekk effectivement espace yi nga xam ne manqué woon nañ ko aussi ñu jiim ko def moo tax am nañ lu ñu tuddee li ñuy tuddee les zones embellies et valorisées zone embellies et valorisées nag dañ koo dëxëñ parce que loolu dafa am ay yu bari yoo xam ne ay troisième axe bi moom la ñuy tuddee la mise en œuvre des compétences transférées et foofu dafa am ñeenti compétences yoo xam ne ni moo intéressé askan wi te projet yi gën a mag foofu la nekk gis nga li 100 projets yi di bari yëpp soo demee éducation da nga fay fekk 16 projets kon xam nga ni jox nañ jàng gëdd sport jeunesse sport da nga fay fekk 15 projets soo demee culture da nga fay fekk au moins 10 projets ñoom farlu soo demee santé da nga fay fekk 6 projets donc boo tënkee loolu boo ko defee ci dëkk nit ñi dañ ciy teg seen bët te 15 projets yooyu par exemple su ma jëlee les 15 projets de jeunesse sport mooy bëgg nañ ba bépp tàggat yaram bu am Diourbel
gone yi koy def am ay infrastructures yu ñu koy defee looloo tax mu nekk 15 procès parce que da ngay am piscine municipale am arène municipale am une salle pour les sports de combat yaa ngi dégg li ma la wax. daanaka daal ñuy def tàggat yaram yépp dinañ am ay en tout cas seen infrastructure yoo xam ne moom la ñuy donc loolu mooy ñetti axes yi. maintenant ci biir axes yi ay programme ci nekk ak 100 projets yi donc 100 projets yi incha allah dinañ peut-être bu ñu amee temps dañ ñëw. def projet numéro 1 ba projet numéro 2. waaw sant Diourbel rek di wax waa Diourbel nañ bàyyi xel ci programme bi te bañ a topp mbumbaayu ay pouvoir opposition ay LGBT ak yooyu noonu nañ bàyyi yooyu nañ jiima jël programme yi xayma ko et j'appelle et j'interpelle à la presse d'appeler les candidats suñ ko mënee organiser moo gën candidats yi toog kenn ku ci nekk défendre sa programme à partir de ce programme électeur bi mën a xool kan lay woteel moo gën coow li ñii ci pouvoir bi lañ bokk ñii copp wala surtout topp mbumbaay mi yuuxu jël affaire bi def ko dualité entre Dame Diop et Malick Fall alors que tel n'est pas le cas tous les candidats sont valables et valeureux donc loolu lañ bëgg a wax rek waa Njaareem. En route vers les locales doon dalal monsieur Mamadou Dioum alias Diomaye di candidat à la commune de Diourbel Diomaye Baol Times TV ñu ngi lay sant la gërëm. Merci beaucoup.